Bonjour, Monsieur Ngom. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire citoyen pour une gouvernance inclusive. Est-ce que vous avez un rôle entité bobu? Jërëjëf d'abord merci ak ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi suivre Référence Actu maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp ci bésu àjjuma bi di ñaanal yàlla aussi yéen ñi fi nekk di liggéey yàlla defal leen jàmm moom lay jëkk a démarrer di ñaan suñu borom ci bés bii nga xamante ni mooy bésu àjjuma bi lépp lu ñu fi wax mu doon loo xamante ni dina dëppoo ak njëriñu Sénégal di nuyu waa observatoire bi yëpp ñoom ñi nga xamante ni ñoo ma jiital ma yor ko muy observatoire pétrole ak gaz et des mines di nuyu seen directeur di nuyu Sénégal gi yëpp ak képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu pétrole ak gaz ci biir réew mi observatoire bi c'est une organisation bu nga xam ne képp koo xamante ni am nga xel ak xalaat jëmale ko ci wàllu pétrole ak gaz te mu gane suñu ci biir suñu réew ñoo dajaloo ay expert nekk ci ñu booloo xaatim li ñu wax ay correspondance yónnee ko kii du njiitu réew mi mu nangul ñu ko ñu ànd ngir accompagner li nga xamante ni mooy lu ñu gane si muy pétrole ak gaz loolu moo ko waral. léegi gis nañ fan yi fële ci nga xamante ne benn village bi Sénégal am na lu fa xew jéye bu mag ngeen am ci taxawaay bi ngeen taxawu est-ce que mën nga delluwaat ci loolu. alhamdulilahi rabbil alamin d'abord li nga xamante ni moom la ñu tuddee jëya lu ñuy soog a gane si moom laa leen wax mu jëm ci wàllu gaz dëkk boobu ñu tuddee Gajaga gaz nag nañu jàpp ne dëkk boobu baaxoo woon na gaz boobu depuis 1978 bi yaatal bi amee nag Petrosen yaatal liggéeyam ndax moo mës a yor mbiru lu jëm ci wàllu pétrole ak ay gaz ci la waxee jumtukaay yi nga xamante ni moom la société bi ñu tuddee Forteza ñëw tàmbali liggéey ci liggéey boobu nga xamante ni moom lañ tuddee phase test ci onshore bi loolu moo waral tey ji ndog am fa loolu nag ba ma ci laajee lu ñu mës di dem la ndax suñu taxawaay mooy taxawaalu fexe ba askan wi duñu loru ñi nga xamante ni it mooy société ba fa nekk di Forteza lu mu gën a yokk taxawaayam ci li nga xamante ni mooy askan wi fa dëkk di fa ak village yi nga xamante ni ñoo ko wër yépp ñuy ñaan suñu borom mu yokk leen ay jumtuwaay yoo xamante ni jamono bi ak contexte bi fi mu toll moo toll foo xamante ni dañu laaj ndimbal ndax contexte la boo xamante ni contexte su jàngoro la contexte boobu nag ndimbal société yooyu bëgg nañ ñu dolli ko ci askan wi loolu daal suñu taxawaay la boo xamante ni bëgg nañ ko mu def ko lool ci askan wi ak village yi ko wër yépp gis nañ jéye boobu noonu ba léegi jàppoon nañ ni ay fan bu jàllee dinañ fay lakk-lakk boobu mais ba léegi may wax ak yow lakk-lakk baa ngi fa
est-ce que tey ji état accompagnement bi mu waraloon ak population bi mu ngi koy def ndaxte loolu aussi que conséquences yi wax nañ ko ci biodiversité bi mais aussi conséquence sociale bi nga xamante ni ñu bëri fa lañ doon daane seen doole mais ñeneen ñu ngi ragal bu ñuy xëyee di liggéey lu ne mën na xew seen ginnaaw mooy parents yi fa dëkk kilifa yi fa dëkk est-ce que tey ji jotul ñu def ko une question vraiment nationale jéem a xool ni ñuy fay lakk-lakk boobu. absolument moo tax observatoire bi taxawaay bu mel nii nga xam ne lépp lu ci war ñu ngi ko doon jéem daf nañ ci suñu kéemtalaay kàttan mooy fexe di soññ ñii nga xamante ni mooy Petrosen parce que Petrosen c'est le représentant de l'État ngir ñu mën a taxawaay boo xamante ni xam nañ ne ci information yi nga xamante ni am nañ ko comme ñëpp niñ ko amee benn société boo xamante ni Forteza ak Petrosen ñoo leen woolu ñu ñëw bu tudd Halliburton ñooñu nag alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi jéem a maîtriser lakk gi ngir moom laay baamtuwaat ngir ñu mën a dalal askan wi ñoo ci am solo ndax ña fa nekk genn wàll gi yëpp wax dëgg yàlla xam nañ ne ci environnement boobu presque fa la nit ñu bari di fa xëy di fa daan seen doole la leen war tamit ñu ngi leen ci gëstu nañ ko topp nañ ko ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ci di leen dimbali waaye dañ bëgg ñu yokk lañ leen di dimbalee ndax moom laay baamtu di ko wax l'état du Sénégal dañuy sant yàlla ndax lii xëj na mosu fi am mais mi ngi sooga am njaboot moo matti ak contexte bi nga xamante ni ci la fa lii amee kon man tey jii nee naa dama am yërmande sax ci képp koo xamante ni da nga nekk ci wàllu nguur dama am ci yërmande ndax damay jël sama position teg fa sama place teg fa sama bopp ndax àdduna fi mu toll metti na mettiwaay boo xamante ni ci jàngoro dañuy ñaan yàlla jàngoro ji wàcc ngir dalal askan wi nag ñun dañ ci faral di dolli suñu xalaat ndax bindoon naa benn communiqué wax ko ci POI bi beneen yoon ñu jéem a jël ay mesures de sécurité ndax Sénégal am na ay ressources humaines yoo xamante ni mën nañ leen représenter fépp loolu tamit ñu boole leen ci liggéey bi. sa gis lu waral lakk-lakk bi ñu yéex ko saafara ba léegi lu waral loolu yan difficulté la ñuy nga xamante ne ñoo censé fay lakk-lakk bi jànkonte foofu ci village bi. xam nga lakk-lakku gaz ak lakk-lakku kër wala beneen façon lakk-lakk bokkul depuis le 19 décembre moo tax ma ne lu bees la lu gane ci Sénégal li ñu mën ci ñi nga xamante ni bokk na ci suñu réew jëm ci wàllu fay lakk ñi ngi ko aajoo woon ci sapeur pompier moom lañ doon xalaat moo tax ñun ñu privilégier toujours li nga xamante ni lu am solo la mooy fexe ba ñii nga xamante ni mooy waa Sénégal te ñu xiiroon leen ci loolu ñu gën leen dooleel ci formation dafa am solo ndax lii lépp ay mesures de sécurité la yoo xamante ni war nañ ko yokk jumtukaay yi nag formation bi moo ci jiitu moo tax ñun suñu liggéey ñi ngi koy xëcc ci wàllu formation moo tax suñu siège ñi ngi ko def ci biir institut IMEM c'est l'institut de météorologie et de l'environnement qui est ici à Liberté 6 dont son directeur est mon premier adjoint qui est ñëpp xam nañ ko muy le professeur Tidiane. Il fait partie du bureau de l'observatoire nga xamante ni mi ngi def kéemtalaay kàttanam qui est le bras technique de l'observatoire ak ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi ci comme ku mel ni Assane Dramé nga xamante ni mi ngi nekk ONUSIDA il fait partie du bureau de l'observatoire ku mel ni am na suñu benn naataango suñu xarit Samba Sarr Tall jaar na fi ci yéen sax ba jaar ci yu bëri wax ci mais moom ñun comme que ci wàllu politique coloration politique amul ci ñun Dieu merci bi mu ñëwee it bokk na ci ñun ci wàllu parti bi mu bokk sax xëy na ci la gën a exprimer woo mais jàmbaar la ci yoon bi ndax foraat la
leeral na lu bare yoo xamante ni mënuñu ci baamtuwaat di ko dellu si waat mais jàpp nañ ne yàlla suñu borom comme que dimbali nañu ba maîtriser nañ ko nañu jàpp ne léegi mu jeex incha allahu rabbi mais quand même lu ñu maîtriser la fu ñu toll nii. ñu jeexal rek lenn mooy peut-être sa engagement fii au niveau local je rappelle que yaa ngi fii ci Rufisque habitant Rufisque waa nga tey jii sa naataango di sa frère Mame Ngor bëgg a briguer la candidature au niveau de la mairie de Rufisque tey en tant que responsable fii la moo ci sa jàngat. bon xam nga Mame Ngor moom du ñu def lu dul xam ne toujours son engagement est là ndax man nee na rakk la bu ma yàgg suivre mu doon ku yàgg taxawal li ñu tuddee gëm sa bopp mën naa ko natt ci moom te nekkul lu ñuy natable de par son comportement ndax barke moo ko topp ñu bëri mënuñu comprendre mais xale la bu barke topp boo xamante ni man lu ma wér la te lii ma koy wax bés bu ko tegee bët dina xam ne waxuma ko ngir sama bakken dama xam li ko topp barke moo topp Mame Ngor référence la nag ci xale yu nekk ndax ku jaamu baayam la ba baayam ñaanal ko moom bu ko déggee dina xam li ma ko wax ndax dama daan jàngi à l'école di wàcc di gisanteek moom di ko romb muy yëngatu ak waajuram bu góor ci cantine bu mu yoroon marché Rufisque ma di ko fekke di ko gis xamoon ko miin ko lool mu doon rakk ci man kon lii ma la wax ci moom lu ma wér la barke ma ko topp barke boobu moom gis naa ne que candidature am dans le cadre politique nag loolu mi ngi bay waaram ci ay action yoo xamante ni mi ngi koy jéem ci Tëngéej ndax maa ngi koy dégg di ko gis bon concernant candidature loolu c'est un engagement personnel et li ñu mën ci conseil ak jàppale ko ci yoon boo xamante ni dina ci mën a réussir ses objectifs dinañ ko ci xelal jàppale ko ci loolu mais on a l'espoir quand même. ñu lay jaajëf ñuy rappeler on était avec président Sayer Ngom looy tàggatoo ak mbokki internet yi. gërëm Sénégal d'abord jàpp Sénégal di wax ne sant yàlla d'abord di ñaan yàlla suñu borom encore ci mbas mi nga xamante ni wàcc na fi ku ci nekk na ci gën a góorgóorlu mooy respecter quand même lii nga xamante ni mooy lii waa docteur santaane ku ci nekk nga def ci sa kéemtalaay kàttan loolu dina am solo ci réew loolu dinañ ko soññee dolliwaat soññ bi ba ku ci nekk xam ne jàngoro ji lu wér la bi ci topp mooy sant suñu borom di wax ne contexte bi mu toll acteurs politiques yi nañu dajaloo doon benn liggéey boo xamante ni lii nga xamante ni comme guerre la ñu toll ñu dajaloo doon benn say xeex ko ba mu jeex tàkk te ñaanal ki nga xamante ni moo jiitu ci réew mi suñu borom may ko kàttan ak wér duñ ay acteurs politiques mais ay citoyens lañ ne xam nañ ne jàmbaar la si suñu biir xol nag lañ ko waxee son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. Merci beaucoup. Merci.